الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qu'il a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour où les regards seront figés. Qu'Allah nous fasse partie d'eux. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en la foi, la religion musulmane est universelle, elle est globale et complète. C'est une religion qui ne laisse en rade aucune péripétie de la vie de l'homme. Mais également, c'est une religion qui prend à charge le cadre personnel entre l'homme et ses pairs, et plus particulièrement les relations entre les hommes et les facteurs qui interagissent entre eux. En effet, l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine en est un parfait exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi dès le début des liens de fraternité entre les émigrés mécois appelés muhajirines et les musulmans médinois qu'on appelait les ansar. En agissant ainsi, il favorisa des actes de dévouement,
d'amour et de sacrifice remarquables. Il disait entre autres, la nourriture d'une personne suffit pour deux. Ceci en cohésion totale avec le commandement de l'entraide, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété dictée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété » Sourate 5, verset 2. Ainsi, ces principes islamiques doivent être entretenus et matérialisés durant ces périodes où nos frères et sœurs nouveaux bacheliers ont quitté les lycées, leurs familles et leurs demeures respectives pour venir continuer leurs études dans ce temple du savoir qui se représente comme le Sénégal en miniature. Chers bacheliers, nous vous félicitons et vous souhaitons la bienvenue. Sachez que vous avez été sélectionnés parmi les meilleurs pour pouvoir franchir les portes de l'UGB. Sachez aussi que vous avez laissé derrière vous des parents soucieux de votre réussite et qui portent un énorme espoir en vous. Donc, vous devez vous comporter de manière responsable et avec discernement et intelligence pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Agissez avec maturité en cherchant le bon voisinage et le bon compagnonnage et ne jamais avoir à l'esprit que vous êtes maintenant libre parce que ne voyant ni père ni mère pour vous corriger. Cependant, les anciens ont le devoir de vous prêter main forte pour orienter, vous guider, vous aider et vous apporter un soutien moral et financier, et cela de manière désintéressée, car ils avaient été dans une pareille situation un jour. Ainsi, toute personne qui assiste son frère, Allah lui garantit une assistance totale le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que celui qui s'efforce de rendre visite, de rendre service à son frère quand il est dans le besoin, Allah est là pour lui rendre service. Il dit encore, quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère, rapporté par Muslim. À nos vaillants professeurs qui ont la charge de transmettre le savoir, nous vous demandons de s'acquitter de leurs responsabilités avec passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de rappeler cette dimension que doit prôner l'enseignant. Cette sagesse, cette largesse d'esprit, cette bonne humeur qui doivent guider l'action de l'enseignant en vue de mener à bien sa fonction. Soyez souple, patient et pédagogique pour plus de performance et d'excellence. Évitez d'être la source de découragement des apprenants de par votre comportement. Chers fidèles, il est temps de comprendre que la fraternité est essentielle dans cette vie, aussi bien dans le domaine de la moralité que dans le relationnel, sans quoi nous ne pouvons prétendre à un islam de croyance et d'humanisme. Par ailleurs, nous devons éduquer nos âmes à œuvrer dans le bien en accordant de l'intérêt à son prochain, et ceci quelle que soit sa situation. Pensons à ouvrir nos cœurs et à offrir notre amour pour Dieu. Gardons à l'esprit que le croyant ne goûtera pas à la foi parfaite que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Nous ne saurions terminer notre discours sans pour autant donner un viatique pour le voyage. En partant du constat des nombreux accidents de la route, dont la responsabilité nous incombe en grande partie. Sachez, chers frères et sœurs, en la foi, que certaines catastrophes et situations difficiles sont les conséquences de nos mauvaises actions. Notre comportement pas assez responsable et notre refus d'adorer notre Seigneur. Il urge alors de revoir notre mode de vie vis-à-vis de nos semblables et appliquer et revisiter les recommandations de notre cher prophète à propos du voyage et pour celui qui enfourche une monture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une assistance dans cette vie et dans l'au-delà. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب
fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala alzalimin wa usalli wa usallimu ala xayri bariya nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. mbokk yi ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala sant bu yàlla ak màggaayam di ko sant bu baax a baax ci xéewal yi nga xamante ni mi ñu koy defal saa su nekk te du ci xool benn yoon ci mooy bi nga xamante ni ñoo ngi koy mooy waaye di wéy di ko def ndax rek di fësal li nga xamante ni moom moo di yërmandeem ak mbaaxam ci li nga xamante ni moom moo di jaamam. donc ñoo ngi koy ñaan mu dolli xéewal yooyu noonu te bu mu xool benn yoon ci mbir yi nga xamante ni ñoo ngi koy def te mu tax mu mënoon téye li nga xamante moom moo di ay xéewalam. ñoo ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni moom mooy suñu idole mooy ki nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ci jaamam yi mu war ñu jàngal ni nga xamante ni moom moo di jaamu gi bi maanaa xeetu jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoo ngi koy def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu won ñu naka lañ ko war defee anam bi nga xamante ni suñ ko jaamoo suñu borom daañ ko nangu te ci moom rek lañ ko mën a royee. ñoo ngi julli ci moom di ko ñaanal mucc ak xéewal di ko ñaanal moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ki nga xamante ni gëm na ko fii ba keroog bi borom bi subhanahu wa taala di àtte ay jaamam yàlla na yàlla boole ci ñooñee. di leen dénk suñu bopp li nga xamante moom moo di ragal yàlla ndaxte innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. borom bi subhanahu wa taala du nangul ci jaamam yi lu dul ñi nga xamante ni dañ koo ragal yàlla nañu yàlla boole ci ñooñee. suñu taxawaay tey mbokk yi day ñëw di nekk ab fàttali bu jëm ci li nga xamante ni moom moo di ashumuliyatu diin waaye nar ci jër benn principe bi nga xamante ni dafa bokk ci principe islamique yi. bu ñu xoolee mbokk yi diine l'islam dafa nekk loo xamante ni lu yaatoo yaatu la ñëwul rek di jàngalee naka la ñuy jullee wala naka la ñuy wooree wala naka la ñuy joxee li nga xamante ne moom moo di asaka waaye dafa nekk li nga xamante ni dafa yaatu di la jàngal sa diine di la jàngal li nga xamante ne moom moo di sa dund naka nga war a comporter woo sa digganteeg sa borom sa digganteeg say moroom ak sa digganteeg li nga xamante ni sax moom moo di mbir yi nga xamante ni les choses borom subhanahu wa ta'ala dafa leen bind pour doomu aadama bi. kon loolu dafa nekk li nga xamante ne lu yaatoo yaatu la kon loolu dafay wane diine islam que ni bàyyiwul dara ndax daf lay jàngal ba lay jàngal sax booy dem ci wanag naka nga fa war a toogee. kon loolu dafay wane rek que ni bàyyiwul benn détail bi nga xamante ni dafay intervenir ci li nga xamante moom a dund doomu aadama yi. ba tax na tey ñuy ñëw ak yéen ci benn principe bi nga xamante ni benn mbir bi nga xamante ni jullit bu nekk war na ko bàyyi xel moom moo di lan mbokkoo bi war a dox ci diggante doomu aadama yi ak dimbalante bi nga xamante ni war nañ ko taxawante ku nekk taxawu sa moroom ci bi ngay mën. loolu dafa nekk mbokk yi loo xamante ni lu yitteel borom bi subhanahu wa taala la. looloo tax borom bi subhanahu wa taala mu sàkkuñu defuñu ñun ñëpp ñu jógeendoo ci benn xeet defuñu ñun ñëpp ñu jógeendoo ci benn kër mais daf ñu def ñu jógeendoo ci ay xeet yu fasantikoo ay aada yu fasantikoo ay làkk yu fasantikoo mais daf ko def pour bu ko defee ñu di taarafu ñu xamante. kon loolu objectif boobu noonu borom bi subhanahu wa taala am si ñun waruñu nekk ñoo xamante ni dañ koy enfourcher di ko jalgati. loolu dafa war nekk loo xamante ni dañ ko war respecté di ko bàyyi xel saa su nekk ndax loolu suñu texee si mën na bàyyeekoo ci loolu. te loolu aussi képp ki nga xamante ni mi ngi koy jalgati di nga tàbbi ci li nga xamante moom moo di meru borom subhanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla musal. bépp mbooloo boo xamante ni dañee nañu bépp ay nit yoo xamante ni sax tase nañu benn moment pour rek liggéey wala pour rek def benn mbir il faut que ñu am li nga xamante moom moo di mbokkoo maanaam ñu nekk ñoo xamante ni dañuy dimbalante seen biir bu ko defee benn seen nekk foofu noonu dana baax waaye li nga xamante moom la ñuy nekk di liggéey di kanas dafay nekk loo xamante ni dafay ñoŋ. lu ko mooy su fekkee amul cofeel seen diggante ku nekk mi ngi noonoo moroomam da ngay gis ni li ñuy def du am benn réussite. kon loolu nekkul loo xamante ni lu ñuy séntu la ci li nga xamante moom moo di ay mbooloo rawatina li nga xamante moom moo di ay jullit yoo xamante ni tas nañu. bu ñu seetloo yitte bi nga xamante ni am na ko dañuy delluwaat ci histoire keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee fële nga xamante ni moom moo di Medina bi ko waa Màkka ay mbokkam xañee mbokkoo boobu noonu xañee li nga xamante ni moom moo di dimbal
bi mu soxla woon foofu dafa jógee foofu dem fi nga xamante ne moom moo di Médina keroog ba mu demee Médina bokk na ci li mu njëkk saxal foofu noonu bokk na ci mbir yi nga xamante ni moom la njëkk entreprendre foofu noonu moom moo di la fraternité musulmane maanaam nit ñi nan la ñuy def ba nekk ay mbokk ci noonu la jël koo xamante ni dafa jóge màkk jàpp ci loxoom ñëw indi ko ci koo xamante ni moom Médina la dëkk ni ko kii mooy sa mbokk jàppale ko dimbali ko jour boobu la ñuy gis koo xamante ni dafa baax ba ñëw ni ki nga xamante ni moom moo jóge màkk yow la ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam booleel di nga xam ni boole na la ak koo xamante ne ku mat a boole la mun ko sama kër mi ngi nii samay soxna ñu ngi nii xoolal kan nga ci gën a bëgg ma fase ka takkal la ko allahu akbar xool leen loolu mbokk yi bii peeru baax bi nga xamante ni nit ñi dañ ci war roy parce que ñooñ ñooy suñu royuwaay nit ñi war nañu xool ci mbir yooyu noonu bu ko defee ni si jël li nga xamante moom moo di ay exemple xoolal kër gi loo ci soxla nga jël ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom dafa héberger woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci këram kooku dafa ni yonent bi ci kaw ngay yéeg yonent bi ko déedéet man ci suuf laa bëgg moom jàppoon nañ ci kaw moo gën ba ci kaw la yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko bàyyi ma suuf mais buñ lay nettali moom ni mu doon bu mu dëkkee ci kaw ni mu doon comporté woo da ngay mujj yéemu ci yàlla moom bu doon dox da doon samp tànk yi pour rek parce que nee na moom jàpp na ni mi ngi daw ci kaw dox ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que jàpp na ni yonent bi moo féeti suuf donc am na nu muy doxee rek kon loolu manque de respect la envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ay exemple la ci yeneen exemple yoo xamante ni mën nañ ko jël te mu doy nu dong li nga xamante moom moo di exemple kon jullit bu nekk war na xool ci loolu te xam ni moom yow ak ki nga dendal ak ñi nga xamante ni ñoom ngay àndal ak ñi nga xamante ni ñoom ngay taseeg ne ngay daje suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñooñ ña nga comporté woo ak ñoom ci comportement boo xamante ni bu rafet la bul mas a am benn yoon mbir boo xamante ni dañ lay xeeb lu ji bàyyeekoo ci yow di dem sa mbokk ndaxte loolu dafa nekk ay àq yi nga xamante ni ëllëg dañ koy toppante kon jullit bu nekk war na bàyyi xel ci loolu ci naka noonu la ñuy jógee foofu di ñëw ci mbokkoo bi nga xamante ni ñun en tant que étudiant war nañ ko am si suñu digganteeg suñu mbokk suñu digganteeg suñuy rakk yi nga xamante ni ñoo bàyyi seen kër bàyyi seen i waajur bàyyi lépp li nga xamante ni amoon nañ ko nar a ñëw fii ci université pour jàng amaana xëy na xamuñu fi kenn xëy na environnement bi bees la ci ñoom xëy na aussi lépp li nga xamante ni war nañ ko jëf ci université bi mënuñu ko il faut que ñu jàppale leen loolu noonu yëpp dafa taxaw te ñi nga xamante ni ñoo leen war jàppale mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen fi jiitu Wolof Njaay def naan laa ki la jiitu si nekk moom moo lay wax fi ngay jaar kon am nañ ci responsabilité bu rëy rëy waaye ñi nga xamante ni ñoo bàyyeekoo ci dëkk yu fasantikoo ñu nekk ay nouveau bachelier ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla taxawu leen di leen wax ni mën nañ leen wax ni leen jàng dëgg-dëgg fii la commencé kon bu ñu wax ni am nañu bac rek kon mën nañu croiser les bras léegi ñu am liggéey déedéet fii ngeen commencé nag waaw fii ngeen commencé di jànkonteeg li nga xamante moom moo di àddina fii ngeen di commencé di jànkonteeg dëgg-dëgg li nga xamante moom moo di xam-xam kon war ngeen gën a góorgóorlu te xam ni jàng bi fii la commencé dëgg-dëgg na ngeen xam ni bàyyi ngeen seen i waajur bàyyi ngeen seen i mbokk ñoo xamante ni dañu am yaakaar ci yéen que ni ëllëg amaana situation yu metti yi nga xamante ne moom lañ nekk amaana di ngeen ñu ci jëlee kon loolu war ngeen ko bàyyi seen xel bu baax a baax ci loolu da ngeen góorgóorlu te xam ni fii nii mën nañu wax ni àddina la ndaxte mën nañu wax ni Sénégal moo fi tase amul kenn koy laaj lu dul jóge na ci benn roq ci biir ci Sénégal kon Sénégal la kon li ngay gis ci biti rek moom ngay gis fii mën nga fi gis lu baax comme mën nga fi gis loo xamante ne lu safaanu la kon na nga am fulla bu baax a baax xam fi nga xamante ne foofu ngay teg sa tànk xam aussi lan moo tax nga ñëw fi xam lan mooy sa objectif fii aussi bu ko defee li nga xamante ne mooy sa objectif di nga ko mën a réussir kon loolu ndaw bu nekk war na ko bàyyi xel rawatina ki nga xamante ni nouveau bachelier la ñi nga xamante ni ñoom nooy anciens yi jiitu fi nouveau bachelier yi ñoom aussi war nañu am taxawaay boo xamante ni bu responsable la te xam ni ñii seen i rakk lañu te démb ñoom nekkoon nañ ci situation bii kon ñoom seen warugar moom moo di ñu dimbali leen taxawu leen te xam ni ñii dañoo ñu jar a taxawu lañu
ñu def comme ñi nga xamante ne moom di jeexalee ak ñi nga xamante ne ñoom nooy jàngalekat yi, ndaxte ñoom dañoo am liggéey boo xamante ni liggéey bu rëy rëy la. damay wax ni ñaara ngi nii ñoom dañuy xëy ci nit, ñu bari dañuy xëy ci nit mais de manière indirecte. boo jëlee maçon bi moom dafay xëy di tabaxal nit ki, maanaam nit ki pour fu mu dëkk. nga jël ki nga xamante ni dafay bay, moom dafay bayal nit ki lu mu lekk wala lu mu fajoo. mais jàngalekat ak docteur ñoom dañuy xëy ci nit, de manière directe, kii di ko faj, kii nii di ko jox li nga xamante moom moo di xam-xam. kon kooku métier bu noble la, métier bu la boo xamante ni nit ki bu ciy demee da ci war a dem ak conscience digganteem ak boroomam, bàyyi xel lu bare te xam ni moom dafa bokk ci ni borom bi subhanahu wa taala yëkkati ay daraja yu kawe ginnaaw ba ñu amee ngëm yàlla. te xam ni même njanaaw yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir géej gi dañuy ñaanal ñooñu nga xamante ni ñoo di borom xam-xam yi, te ñoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen tagg, diine l'islam daf leen yëkkati. kon nañu bàyyi xel bu baax a baax te xam ni war nañ nekk ñoo xamante ni ñu ubbeeku lañu, war nañ nekk ñoo xamante ni seen xam-xam bi dañ ci laabiir, war nañ nekk ñoo xamante ni dañuy encourager, waruñu nekk ñoo xamante ni dañuy décourager nit ñi. rawatina ki nga xamante ni mi ngi doog am ñëw, am na noo koy def rek dafay décourager, yaakaaram yëpp tas. kon yooyu aussi lu jar a bàyyi xel la, na leen di encourager au lieu ñu leen di décourager. du ñu jeexal mbokk yi lu dul du ñu fàttali suñu mbokk que ni mbir yi nga xamante ni moom moo ñuy dal, que ça soit mu nekk ay nattu, ay jafe-jafe, ay accident, ay situation yoo xamante ni yu metti la, ay xeex, ay xiiroo, yooyu dafa nekk mbir yi nga xamante ne ay conséquences la mbokk yi. suñuy conséquences la ci ay mbir yoo xamante ni ñun noo ko def. borom bi dafay wax ci alquran mu ni zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas liyudiqahum ba'da alladi amilu laallahum yarji'un. mu ni mbonte ak yàqute dafa fees ci li nga xamante moom moo di bëtu nit ñi, te yooyu mi ngi bàyyeekoo ci mbir yi nga xamante ni ñun noo ko fàggu. looloo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu mosal lekk-lee yenn catastrophe, yenn mbugal. lim ci jublu moom moo di ginnaaw ba ñu gisee loolu ñu fexe ñu delloo ginnaaw te xam ni lii de ñun noo ko fàggu. kon nañu xam ni mbir yii di xew ñun nooy les premiers responsables. bu kenn wax kenn, ku nekk na joxoon boppam, ndax ku nekk am na ci responsable. ginnaaw bi nga xamante ni ki jiite am na ci responsable bu rëy rëy, ñun ñi nga xamante ni ñun la ñuy jiite aussi am nañ ci responsable bu rëy rëy. kon nañu xoolaat suñu digganteeg suñu bopp, suñu digganteeg suñu boroom ak suñu digganteeg suñu moroom, te xam ni ku nekk bu doon def li nga xamante ni moom moo ko war, kon dañuy gis ni mbir yëpp dafay jaar yoon. tàmbalee ka nag ci ka jiite. bu ñu delloo ci histoire, Umar ibnul Xattaab da doon wax, tey su ma toogoon ban ni ma benn gëléem faqastal na ci Shaam, kon dama naan su ma àggee yowmal qiyaam borom bi dana ma wax Umar lu tax defaroo woon yoon yi ba gëléem bi di faqastalu. kooku responsabilité bi mooy bi gën a kawee. boo ñëwee ci ñeneen nit ñi, souvent li nga xamante moom mooy causer mbir yooyu noonu, lu mel ne que wàllu accident, da ngay gis ni parfois manque de respect, parfois suñu si éducation bi la, parfois da ngay gis koo xamante ni la mu waroon defu ko. yooyu yëpp dafay nekk mbir yoo xamante ni boo ko dajalee da ngay gis ni ku nekk day jël ci responsable yi dugal ci poosam, tax ñu ñëpp a ci yem. kon nañu delluwaat ñu xoolaat ku nekk li muy def, ba ci li nga xamante ni da nga koy xolli sax lekk ba pare sànni ko ci mbedd mi, nga xam ni loolu nekkul loo xamante ni lu jaadu la. ku nekk na tàmbalee ci boppam. bu ñu defee noonu rek daañu gis ni solution dafay am, mais bu ñu jëlee naan kii la diw la kon dañuy gis ni solution du am, dañuy mujj rek delluwaat ci situation bi nga xamante ni moom lañu jóge woon. kon ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ni bépp nit boo xamante ni ab dénkaane la, bépp nit boo xamante ni mi ngi voyager wala mi ngi yéeg ci waruwaay, ngay voyager wala foo mënti dem yaa ngi yéeg ci waruwaay, am na mbir yoo war a sàmmonte. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal, te bu ñu xoolee mbir yu bari yu ñuy dal ñàkk jàng suñu diine la, wala ñàkk jëfe suñu diine, ñàkk topp li nga xamante moom moo di suñu borom, ñàkk yaakaar li nga xamante moom moo di suñu borom. dañuy jël suñuy yaakaar ak suñuy bëgg-bëgg di ko xool ci keneen, di ko wékk ci keneen, jël borom subhanahu wa ta'ala teg ko fële. imagineel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngal, mu ni booy yéeg ci oto booy voyager nga ni allahumma anta saahibu fi safar
wal xalifatu fil ahli yow sama borom yow yaay sama àndandoo ci voyage bi yow tamit yow yaay ki nga xamante ni moom laa wàcc ci sama kër mais imaginez ki nga xamante ni wax na loolu mu xam sens boobu noonu ba pare mu koy jëfee kooku nga yaakaar ni dana am lenn loo xamante ni dana ko dal ci lu ñaaw yow sama borom yow yaay sama àndandoo ci tukki bi yow tamit yow laa bàyyi sama kër xam ngeen ni kooku wute na ak ki nga xamante ni buy génn këram mi ngi jël ndox di sotti naan ndox jàmm la ndax day jàmmal ndox bu doon jàmm kon jàmmal Firawna mbokk yi boo wute na ak ki nga xamante ni day génn këram di rëdd benn ñaar ñett ñeent juróom-ñaar su ma dikkee juróom-ñetteel ko ku la moo wax di nga dikk si kan moo wax di nga fekkee bay juróom-ñeenteel kon nañu jël suñu mbir wékk ko ci borom bi subhanahu wa taala te xam ni moom mooy sàmm amul ku dul sàmm ku dul moom nee na boo demee bay yéeg ci waruwaay da nga wax subhaanalladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun boo ko waxee bu ko defee borom bi subhanahu wa taala moom moo lay sàmmal boppam amul kenn ki nga xamante ni mën na la jox ab téere ab miir boo xamante ni mën nga ko takk wala mën nga ko def ba mucc si yenn mbir yi lu dul borom bi subhanahu wa taala moom moo la muccal kon nañ delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala te xam ni moom moo fi nekk moom mooy sàmm moom mooy aaraate te xam ni nit ñi duñu am jàmm lu dul danoo yéenante jàmm seen diggante ñàkk yéenante jàmm moo tax ngay gis sa moroom di ko yaakaare lenn kon nañuy yéenante jàmm te ku tane moroomam aussi mu dimbali ko te xam ni nit ki fu mu mënti toll loo mënti am bés dina jot di nga soxla li nga xamante moom moo di ndimbal te xam ni loolu weeru ko ñëwaat na ak i ay ngëneelam weeru ko ñëwaat na ak i ay ngëneelam jottali suñu diggante ak suñu mbokk ñaan yàlla nañu yàlla dolli taxaw yàlla na yàlla saxal ci dëkk bi jàmm yàlla na yàlla dimbalinu ba musiba yi nga xamante ni ñoo ngi ko fiy dégg wala di ko dégg feneen ba Sénégal du ko gis lépp li nga xamante ne ay la yàlla na yàlla fàqal ñu ko lépp li nga xamante ni jàmm la yàlla na ko yàlla dolli rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin allahumma ighfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wa la tu'adhibna ba'da almawt برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول